hémophilie feebar la boo xam ni ñu ngi ciy wax ci at yi yëpp passé te lenn li nga xam ne ba léegi daal xaj na vaincre guñu ko moom mooy le sous-diagnostic mooy li fait que nombre de cas yi nga xam ni ñi ngi koy xaar fii ci réew bi mu toll ci à peu près 1500 1600 que ba léegi daal boo ñu xoolee par exemple ci fin 2018 ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti cas rek la ñu identifié muy 239 cas loolu nag li koy waral mooy que feebar la bu raar feebar la boo xam ni population yi xamuñu ko bu baax mais aussi même corps médical bi des na luñ ci war a xam lu des na de telle sorte que xalaat nañ ni certainement am na ay cas yoo xam ni dañuy décédé avant même que ñu leen di diagnostiquer mais am na aussi ay cas yoo xam ni peut-être ay formes la yoo xam ni c'est pas sévère c'est des formes mineures yoo xam ni dañu demander quand même que laboratoire yi qualité bi ñu war a am pour mun a dépister yooyu peut-être parfois du présent partout. donc problème bi ñuy xam daal bi si ëpp solo mooy problème bu nga xam ni mooy que ni nombre de cas yi yi am ci dëkk bi yëpp kenn diagnostiqué wu leen. deuxième problème bi mooy prise en charge bi xam nañ li leen manqué mooy benn pepp deret bu ñu naan facteur de coagulation donc loolu aussi garab la boo xam ni xam nañ ko problème bi mooy que garab yooyu dañu xaw a cher il faut donc que mu accessible ci population bi actuellement ñi ngi organiser wu pour toutes les régions former nañu médecins yi nga xam ni war nañu traiter hémophilie jël nañu aussi garab yooyu déposer ko ci ay barab parce que waa fédération mondiale de l'hémophilie ñu ñuy may garab yooyu donc loolu war na ne am na ay progrès beaucoup yoo xam ni ci prise en charge mais des na que ni effectivement war nañu gën a yaatal loolu parce que mënuñu dépendre toujours tamit ci dons yi mais seetlu nañu daal ci at yi passé moom ci région yëpp hémophilie yi médecins yi ak laboratoire yi gën nañ ci xarañ seet nañu aussi que garab yi nga xam ne ñu koy may mi ngi disponible. ci ay dons la yoo xam ni waa fédération yi moo ñu koy may état bi sax daaw def nañu appel d'offre ba jënd nañu sax ay produits mais li ñuy participer fi mu nekk nii des na encore pour que matalee gul daal li patients yëpp soxla. fii ci Thiès xayma nañ fii nii ci 239 patients yi ñu identifié ñaar fukki ak juróom-ñaar fii la ñu dëkk ci Thiès. loolu mooy que ni téeméeri hémophile yoo gis ci Sénégal fukk ak benn yi ñu ngi Thiès loolu nag lu am solo la Thiès tamit am nañ fi association bi am na fi doole ndax ñaareelu yoon a ngi nii Thiès di organiser la journée mondiale de l'hémophilie te loolu lu am solo la pour ñun ndax association yi ci biir association yi ñoom lieu de rencontre la lieu d'éducation la parce que ñoom dañuy échangeante ci seen biir patients yi yenn saa malades yi ak parents yi ñooy gën xam hémophile sax que docteurs yi loolu moo tax ñun ñu jox solo lu baax association de patients yi c'est ay groupe de support lañu bokk na comme ni ngay faje moom la association yi aussi la ñu joxe doole pour que ñoom aussi ñu intervenir ci kii bi seetlu nañ ni malades yi nga xam ni dañuy dem di participer ci activité association yi ñoom la ñuy gën a xam seen feebar ñooy gën a xam lépp lu ñuy war a def comme traitement te pour ñun daal dañ koy utiliser moo tax duñu ko néewal loolu aussi lu am solo la. muy fii muy beneen réew aussi hémophilie yi feebar la boo xam ni mun na indi ay nàcc yoo xam ne mun na rey ci études yi ñu defoon bële ci at yi passé seetlu nañu at bu nekk ci téeméer yu nekk ñaar wala ñett dañ ciy faatu te li doon indi faatu boobu surtout mooy ay xale yoo xam ni par exemple dañ leen doon xarafal te xamuñu ni dañoo am feebar bi donc bu fekkee loolu dañ koy def ci réew yu gox-goxaat yi mun na am que ñoom bu fekkee gis nañu nàcc yooyu ñu ciy jéem ay pexe yoo xam ni du pexewu du loolu moo koy faj donc dañu koy indil ci centre de santé yi ci moment boo xam ne daal li ñuy ñàkk deret bëri na trop loolu mooy indi surtout faat yi mais seetlu nañu en tout cas ci at yi wàññeeku na bu baax mais fekk nekk na tamit feebar aussi boo xam ni effectivement mun na indi ay gàllankoor si loolu.